jërëjëf maa ngi nuyu l'ensemble des internautes waaye ñi nga xam ni ñoom ñooy suivre Sénégal 7 mu nekk jumtukaay bu am solo boo xam ne ci wàllu tas xabaar ñëpp xam nañ ne am na solo ci réew mi. Alors suñu sortie bi tey mag ñi ma àndal dafa nekk en droite ligne ak li jëm ci wàllu élection locale yi nga xam ne moom la ñuy def fii Guédiawaye ci département bi mais aussi ci biir commune Golf Sud mu nekk ay joutes yu am solo yoo xam ne dañ ci àddu woon yàggul wax ni président de la république lañ ciy déglu par rapport ak choix yi nga xam ni waroon na ko def pour les têtes de liste yàlla dogal fii ci Guédiawaye mu tànn le maire de la ville monsieur Aliou Sall pour mu jiite la coalition dans la commune bi nga xam ne foofu la ñu dëkk muy fii di commune du Golf Sud mu tànn le directeur général de la LONASE Lat Diop ñoom ñaar ñëpp ñu nekk suñuy mag nekk suñuy frère de parti. Alors mu nekk décision boo xam ne ñun en tant que militant discipliné ak ni ñu àndee di liggéey ci parti bi depuis boobu tey defuñu lu dul nangu ko xam ni parti dafa am kilifa te borom kër gi bu la ne déglu ma bul wax da ngay toog déglu ko waaw boo ko jiitoo ci wax rek da ngay def musiba yàlla dogal na tey loolu leer na ci bopp ñëpp ba ñu def li ñu war a def ci wàllu tànn ñi nga xam ne ñoo war a bokk ci conseil municipal bi man nag ak ñi ma àndal ñu gën leen xam ci ay responsable APR yoo xam ne mën naa leen citer ndax nit lañ yoo xam ne yàgg nañ ci parti bi di liggéey boobu tey waaye yàlla dogal ci lu yàggul dara ñu tàmbali di liggéey ci beneen anam boo xam ne ngir gën a mën a dëgëral reenu parti bi waaye bañ li ñu liggéey nax saay ku ci mel ni Yaya Touré mi ngi nii toog Aliou Kébé Aliou Mbaye mi ngi nii ci sama wet toog le responsable Aziz Silla mi ngi fi toog il y a Abdoulaye Diarra mi ngi ne toog moom itam Ahmed Thiam aussi ci la bokk Aliou Ndiaye mi ngi toog Cheikh Tidiane Danfakha aussi mi ngi ci suñu wet Frédéric Sané mi ngi ci suñu wet pour ne citer que cela ñoom maa xadi booy ñi ngi fii ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne bi ñu paree jotaay bu njëkk bi ak guddi gi moo tax ñu dem alors donc ñun ñëpp ñu toog fi tey ngir jéem a dëggal loolu président wax waaye wax ni ànd nañ ci et que fas yéene wuñ ci des gannaaw ndax nag élection yi am solo boo xam ne dadul jaadu ku bokk ci parti bi toog di seetaan ndax enjeu yi fi mu toll dafa tax ñu war a fexe di plus additionné mu bokkatu ci benn voix lu mu ndaw ndaw jarul xeeb waaw maa ngi koy wax di misaal ni mbaam gàtt na loolu waaye ci jur gi la bokk waaye aussi séntu asamaan jarul buuxante moo tax tey ñu doon def ndaje doon waxtaan ci suñu biir ba def ci déclaration bi. alors man mën naa ci seede lu bari parce que je suis conseiller municipal depuis 2014 à la commune de Golf Sud mais aussi à la ville de Guédiawaye te biir na ma ni suñu yaay Aïda Sow Diawara am na taxawaay bu mu jot a def malgré tout ndax contrainte yi dafa bari quand nga nekk maire ni ko gars yi di foogee ak réalité bi sur le terrain léeg-léeg mën na jafe la demande de la population parfois dafay exigeante mais les moyens qui sont disponibles pour que ñu bëgg a def wala réaliser la ñu bëgg léeg-léeg du mën nekk mais mu néew mu bari macha allah c'est quelque boo xam ne ku jar a félicité la mu doon sunu wayjur bu baax doon koo xam ne dirigé na équipe bi pendant 12 ans yàlla defal ko ci ay ndam. alors ma félicité ko aussi ci taxawaay bu rafet bi mu am ndax c'était pas évident nga nekk di diriger gox nga gis parti socialiste pratiquement ñu reconduire maire yëpp moom mu bokk ci ñi nga xam ne xëy na amuñu chance ñu reconduire leen mu dégg ndigalu président de la république bëgg coalition bi doon yaayu ñëpp génn def ci déclaration bu am solo donc ñu ñaanal ko yàlla may ko gudd fan ak wér yàlla dimbali ko ba mission yi mu bëgg mottali mu mottali ko ndax ku mel mag bu mel ni moom baax na ci dëkk bi. Il y va de même aussi ministre de la jeunesse sunu sœur sunu jigéen Néné Tall aussi ñëpp gis ni moom itam amoon ay aspiration pour jiite gox bi sunu borom dogalu ko waaye moom itam mu am taxawaay bu responsable boo xam ni en tant que responsable ak ñi ma àndal mu doon taxawaay bu ñu neex boo xam ni leer nañ ni jël na affaire yi ak hauteur ndax kii nga xam ne moom la président tànn di Lat Diop c'est quelqu'un qui a beaucoup fait dans la commune dans la ville de Guédiawaye qui a beaucoup réalisé j'en suis témoin parce que j'étais au cœur de l'affaire donc moom itam
nit ko am mérite la ñu ñaanal ko yàlla mu dimbali ko ci ndam li muy bëgg sunu borom jàppale ko ba mu am ko ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu sedd ci dëkk bi ak ñi mu àndal waaye aussi mu doon ndamu parti bi ndamu président de la république parce que kilifa gu joxoñ dafa bëgg am résultat comme joxoñ na nag ñun ñëpp dafay doon sunu wareef ñu taxawaay bu mat sëkk pour loolu mën a sotti donc amuñu différence ci ki mu doon parce que ñoom ñëpp sunuy nit lañ sunuy nawle lañ ñu bokk coalition bi ànd bu rafet nekk nit yoo xam ne ay mag lañ ay kilifa lañ jox ñu cër ñu jox leen cër waaye ñu bokk parti bi mooy li am solo et que ñu war a ñefe ñun ku ci nekk rek bàyyi say yéene bopp waaye fexe affaire yi mën a sotti ni ko président bëggee. yàlla dogal na depuis le président de la république nekk fii ci Sénégal APR a toujours été majoritaire fii ci département Guédiawaye donc coalition Benno Bokk Yaakaar élection bu fi mënti jàll dañ ko gagné te loolu dafay wane ni un peu partout dans le département dëgg la ni coalition bi moo fi taxaw alors moo tax ci élection yi amuñu ci njàqare mu leer ñu ni incha allah rabbi dinañ gagné mais dafay fekk ñu def ci liñ ci war a def ndax tudd nga Ahmed Aïdara moom itam sama wóllëre la nit koo xam ne la séq nag moom jàmm ndax dañoo jàngandoo mu am aspiration pour dëkk bi doon lu noble loo xam ne tout un citoyen am nga ci droit te itam mu nekk koo xam ne mi ngi am yéeneem di ko def donc amul benn animosité bu ma jàpp ni dox na ci diggante ñaar ñuy jogante waru ci sax dox parce que lépp Sénégal la mais aussi Guédiawaye benn la ku ci nekk ci ñoom da nga am yéene wu defar mais gëm naa ni incha allahu rabbi bu ñu taxawee ni ñu war a taxawee ñëpp jàpp ci yaakaar naa ni dinañ gañewaat wu la mais coalition Benno Bokk Yaakaar jël commune yëpp waaye jël aussi département Guédiawaye Aliou Sall toogaat nekk maire. politique moom ku koy def rek am nga ambition waaye lépp ci temps la alors nous avons pris le temps d'apprendre et nous apprenons toujours depuis 7 ou 8 ans pratiquement ñi ngi nekk ci politique di ñafe ci ginnaaw APR waaye aussi mu leer ñu ni am na lu ñu ci jàng lu wóor mu leer ñu ni ñu ngi continuer di jàng mais aussi am na lu ñu jot a jëmbat ci ay ndaw ci ay nit ci dëkk bi li nga xam ne mooy liggéey président de la république alors loolu déjà c'est un acquis boobu nag incha allahu rabbi dinañ ci taxaw nu mu waree ngir jéem ko gën a ñoŋal jéem ko gën a dëgëral parce que politique lépp base la boo amul ay nit yu crédible amoo base amoo nit yoo àndal daanaka li nga bëgg a def du mën a sotti aujourd'hui ni ma la ko waxee sànq actionnaire lañ ci biir APR parce que am na nit yoo xam ne gannaaw yàlla ñun ñoo tax ñoo dugg biir APR ñoo leen influencer ñoo leen topp ñoo leen sonal wala ñoo leen jël former leen ci liggéey bi wala responsabiliser leen ndax am na loo xam ne cër bu la ko yàlla dénkee mënoo lu dul fexe yaatal ko mu ubbeeku ñu mën a jàng te tey maa ngi leen di gis ñoom ñëpp macha allah ñu ngi ci biir parti bi di def ay mbir yu am solo tey situation bi fi mu toll man bokk naa ci ñi nga xam ne peut-être am nañ chance su képp koo xam ne da ngay yëngatu ci dëkk bi ci wàllu politique yaa ngi ñuy bàyyi xel ndax élection yi daanaka sañ naa yëkkati sama loxo sax ne xanaa man may nit ki ñu njëkk a gën a sollicité ci wàllu bokk ci liste. waaw mais malheureusement yàlla dogalul ren ma bokk ci liste parce que c'était un choix personnel vu situation bi nu mu demee de même si bu fekkee ne Benno Bokk Yaakaar sax laaju ñu ma samay kayit je trouve que ni xëy na jàpp nañ ni équipe yi nga xam ne ñoom lañ jël wala nit yi ñu jël ñoo gën a mën a xarañ wala gën a mën a taxaw pour mën a gañeel liste bi waaye wàññiwul dara parce que nit bu ñu ko jiitalee dafay def ay choix et qui choisit élimine te li ma wax la frustration dafay am fu muy toll foo xam ne day wees ndax li nga dëgmal ngay teg bët rek nekk ci li nga ne te lu ma leer la mag ñi ma àndal incha allah bu ñu taxawee ni ñu war a taxawee seentu asamaan du jar bu xante ñëpp dinañ ci gis seen bopp dinañ liggéey le président de la république dinañ mën a am ndam dinañ mën a réaliser dans le temps li ñu bëgg a def ci politique parce que nous sommes encore jeunes vis-à-vis de nos aînés yi nga xam ne ñu ngi ci kaw ñoom ñoo ñu mag xëy na ëpp ñu ay possibilités ëpp ñu ay moyens waaye ku ne ak li la yàlla cërale xëy na man amuma ay poste politique j'ai jamais eu l'occasion d'en avoir mais yàqul dara ci sama engagement politique ni ma ko waxee sànq la APR wala képp kuy politique fii Guédiawaye respect dox na ci sama diggante ak yow donc loolu ab sant yàlla la waaye dox na ci sama diggante ak ñi ma àndal aussi parce que ñoom itam ay kilifa lañ c'est des responsables yoo xam ne ñi ngi dëkk un peu partout dans la commune et dans le département et que si Dieu nous prête longue vie incha allah may ñu ko
dinañ doxal liggéey boobu ci Guédiawaye pour jàppale ko le président de la République mais dinañ ko doxal ci biir Sénégal pour jàppale président de la République parce que bu dee jàng la sunu borom dimbali nañu jàng nañ bu dee am nañ xam-xam as tuut am na loo xam ne war nañ ko mën a contribuer ci sunu askan war nañ ko mën a contribuer ci xalaat waaye pour dimbalee ko le président de la République ndax réew mi ni mu demee boo seetloo ñi nga xam ne dañoo am ndombal tànk wala am cër la ñu gën a bàyyi xel waaye am na ñu ci seen wet ñi ci seen biir ñoo xam ne yàlla dimbale na leen ñu am lu ñu mën loolu bu ñu ko jëlul en considération wala en compte yow da nga koy jël en compte jël ko en considération bañ ñu xañ ko le président de la République parce que ñëpp la soxla rawatina am na ñoo xam ne ñu ngi ci wetam di liggéey ci suuf di fexe di gérer équilibre yi waaw donc ñooñu bu yàlla dogalee ñu seen i taxawaay rafet yow tamit da ngay xam sa bopp xam ne ku ñu bàyyi xel waroo def fi dof waaw donc vraiment nga xam ni avenir bu leer la ci suñu bopp macha allah xam nañ fu ñuy teg suñu tànk ak ñi ñu àndal dañu ko def dans le temps avec la manière mais aussi ci lépp nu mu gën a mën a rafetee toujours dans le cadre di discipline parti waaye dimbali le président de la République pour que ay réalisation yi mu def Sénégal ak mission bi mu am mu eggali ko ak jàmm ak salaam. ci loolu jàpp ngeen ni. le 23 janvier 2022. ci élection locale yi am ngeen yaakaar ni Benno Bokk Yaakaar dinañ ko jël. waaw mais xam nga tendance bi ni mu dessiné woon nii sax comprendre nga ko parce que depuis démb yéen a ngi jot ay informations disant que am na ay listes yoo xam ne daf foreclose peut-être que opposition bi ni ma koy waxee xëy na ñàkk expérience la war xëy na jëluñu temps nécessaire wala seen machine huiléegul trop ni machine u Benno Bokk Yaakaar ni mu demee tey bi ñu génnee ci ay joutes yàggul 2019 ak diggante bi gàtt na gàtt boo xam ne gëw ma ni ñoom jot nañ liggéey lu mën a tere Benno Bokk Yaakaar gagné lu mën a tere président de la République gagné Guédiawaye fi ñu dëkk incha allah bu ci yàlla àndee dinañ ko gagné ak score bu gën a kawe incha allah et partout au Sénégal gëm nañ ni président dina gagné la majorité des communes et départements. voilà pour terminer rek on ne peut pas parler les élections sans parler li nga xam ne rek mooy dérive yi ñu ci mën a xaar kenn ñaanu ko yàlla en tant que nga nekk jeune mais tamit nekk en face des téléspectateurs yi nga xam ñoo lay seetaan peut-être ñu ci bari ay jeunes lañu. ban message ngay yegg jeunes yu sénégalais yooyu d'ici et d'ailleurs pour ñu gën a xam ne li ñu jëm ni du ay xeex du ay xiiroo du ay ŋaayoo mais ay élection tout court la Sénégal moo ciy gagné jeunesse bi moo ciy gagné peuple bi moo ciy gagné ban message nga leen di jox. alors xam nga politique engagement bi dafa war a nekk d'abord engagement citoyen maanaam li lay yëkkati dafa war a nekk lu dul ay xalaat yu rafet xalaat yu sell yu baax ngir mën a contribuer ci li doxal sa réew donc loolu mënul ànd ak violence mënul ànd ak benn forme violence boo xam ne du mën a permettre ñu mën a doxal loolu ba tax na képp koo xam ne ndaw nga bokk ci parti politique na nga bañ utiliser sa doole mais utiliser sa xel maanaam doolee xel bi moo ëpp solo téeméeri junni yoon di jël jaas yi wala paaka wala di jël violence boo xam ne di gaañante wala di faatante ci loo xam ne daanaka boo ko seetloo du ko jar pourquoi jaru ko ñi nga xam ne ñooñu jiite man biir na ma ni bu ñu sañoon kenn du xuloo kenn du xeex bu ñu sañoon violence du am lépp dinañ ko def dans les règles de l'art ñu def ko ci démocratie en toute liberté en toute objectivité mais ku ci nekk sàmm Sénégal ndax réew mi réew la boo xam ne ci rampe yi ko président de la République teg dafa nekk lu ñëpp war a jàpp ngir mu mën a dox jëm kanam alors loolu nag dafay laaj mu bañ am sabotage dafay laaj ñu xam ni ñëpp ñoo war a taxaw ñëpp war a am wàll ndax réew mu amul jàmm musiba la te waaye politique yi sama mbokk yi nga xam ne ñoo ci nekk di yëngu dañu war a gën a bàyyi xel loolu fexe saa su ne di joxe le bon exemple di joxe image bu baax fexe ndaw ñi ñu leen di xiir ci jàmm ak dal ak salaam jërëjëf. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information
information. waaw xoolal boo bëggee am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor. man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.